nuyuwaat leen dooree xibaar yi ak communiqué bi nga xam ne DIRPA génnee na ko gannaaw bi Salif Sadio daal di libéré juróom-ñaari soldat yi mu tegoon loxo ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier ba la ñu génn waa DIRPA nee na ñi ngi jël acte ci li nga xamante ne def na ko moom Salif Sadio ndax nag ñu ngi fàttali ne dafa daloon ñu ni si kaw 5e détachement bu nga xamante ni moom la Sénégal yóbbu woon ca soldat ya nga xam ne ñoom ñoo toogal CEDEAO ca Gambie nee na nag laata loolu yëpp bi mbir mi amee yónnee nañu délégation ba xool ba xam li MFDC doon wax am na am déet waaye bu ñu vérifié xam nañ ne li MFDC doon wax ne dal nañu ci kaw soldat yi bu baax am ci ñu ci faat ñu bare bare loolu yëpp ñu ne amu ca kon bak ñu ngi koy wax sànq ne soldat yi bàyyi nañ leen seen état de santé ni ko DIRPA dëggalee ñu ni ñu ngi ci jàmm feebaruñu yóbbu nañ leen ci seeni mbokk tey jii ànd seek waa CICR tey jii ci suba la lépp xew dañ ciy ànd ak Ibrahima Kane. juróom-ñaari soldaar yi dinañu dellu ci seeni ñooñ ñu tegoon leen loxo ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bi ñu génn ci ab laale bu ñu amaloon ak rebelle yi tey jii ci altine ji MFDC delloo na leen seeni ñooñ wante cérémonie ga seen njiit la di Salif Sadio teewewu ko. cérémonie gi ñu ngi ko amalee kon ca booru frontière u Sénégal ak Gambie ña ko teewe woon di ab représentant bu CEDEAO ñaari membre yu Croix-Rouge international naka noonu itam benn responsable communauté San Egidio ñooñee nga xam ne ñoo ci dox sax ay tànk jàmm ba prisonniers yi ñu mën leen a libérer ñoom kilifa yooyu sax di delloo njukkal bu baax a baax Salif Sadio ak geste bi nga xamante ne def na ko jéego googu Salif Sadio teg di wone mbébétam gi mu fësal jamono jii ndaxte bu yàggul dara ci rajo RFI moom Salif Sadio mu ngay xamle ne lu jëm ca waxtaan yi dafa bëgg ñu gaawal ko ngir jàmm dellu si ca Casamance. tey jii nag ni mu bàyyee juróom-ñaari otage yooyu ndax Salif Sadio tegul fii ab jéego buy wone ne moom mile jàmm rek moom moo ko soxal ca Casamance lu ni mel nag autorité yi nañ ko apprécier wante Casamance moom li ko soxal mooy jàmm rek dellu si fa. gannaaw bi leen Salif Sadio teggee loxo ñoom juróom-ñaari soldat yooyu waa CICR comité international de la Croix-Rouge ñoom nag ñoo leen yóbbu ca Gambie ci seen i mbokk boobu nag nee nañu bi nga xamante ne Salif Sadio teg na leen loxo boobu ba léegi ñoom itam tooguñu fexe nañu ba soldat yooyu mën a jokkoo ak ci téléphone ak seen i mbokk ki nga xamante ne mooy Christian Mouné Zéro chef adjoint délégation régionale CICR fii ci Sénégal dañ koy teelu ci micro Bakary Konté. Notre rôle concrètement aujourd'hui a été de faciliter le transfert. tey nag nekkoon na bés boo xamante ne dañ doon faciliter transport juróom-ñaar militaires yi ñu jàppoon en otage daal leen libéré yóbbu leen ci seen autorité d'origine ñu yóbbu leen nag ci Gambie foofu nag amoon na ay autorités gambiennes ak ñu bokkoon ci waxtaan bi ñu mel ni waa CEDEAO. Notre principale préoccupation était d'arriver à une solution bénéfique. suñu préoccupation majeure moo nekkoon ñi daal di am jàmm te loolu yàlla dogal na ko moo tax ñu boole woon effort yi yëpp pour nag ni ñuy libéré ñooñu ji juróom-ñaari soldats yi ay fan sax si ginnaaw demoon nañ fa xool seen condition de détention loolu nag mu am ay observation yoo xam ne bu fekkee war nañ ko def nag kooku lañ koy waxal maanaam ku mu concerné wu ba pare lépp ci confidentiel lay doon maanaam kenn du ko yëg amoon na sax si juróom-ñaar yi ñoo xamante ne dañuy soxloon ay soins médicaux. Nous avions pu également avec l'aide de la Croix-Rouge gambienne. wante nag Croix-Rouge Gambie moo ñu jàppale ba ñu dem faj leen ndaxte ñoom soxloon nañ ñi daaj leen faj wante tamit dañ leen jàppale tamit ñi communiquer ak seen famille ci téléphone loolu def nañ ko ci ay fan ci ginnaaw tey tamit bu ñu demee jàppale nañ ba ñu waxtaan ak seen i famille tamit ci téléphone ñun ñëpp loolu lañ doon ut ñi daal leen libéré ci jàmm ñëpp nekk ci jàmm. Nous nous réjouissons en tout cas de l'issue heureux qui a été obtenue aujourd'hui. dañuy wax ci leneen jàngale mi nga xamante ni sooxe na lool ci Sénégal ñi nga xamante ni jàngalekat yi lañu ak nguur gi ñoom seen bopp waxtaan nañu samedi bële ba nguur gi nee na noppi naa génne juróom-benn fukki milliards ak juróom-ñeent ci sunuy koppar ngir jox ko jàngalekat yi waaye nag jàngalekat yi dañoo jàpp ni état bi dafa bëgg a tuur lëndëm askan wi ndax ñu ni buñ leen joxee 69 milliards yooyu après dañu koy imposer dagg ko ba dootul tekkeeti dara ñu ni
ci liñ doon laaj du ci mën a am mooy ne ñi nga xamante ne ñooy njabootu ndongo yi ñoom nag ñi ngi rafetlu jéego yi nga xamante ni nguur gi jël na ko waaye ñi ngi seen xel daal tey na ndax nee nañu examen yi mi ngi waaj te boobu ba léegi xale yaa ngi toog ci l'école yi jànguñu dañ ci ànd ak Pape Farañinga. ba léegi ñàkk juboo la ñu nemmeeku ci diggante nguur gi ak ñi di syndicat enseignants yi naam sax nguur gi génn la 69 milliards daal di koy teg ci table yi ngir ñu saafara seen i jafe-jafe waaye ñi nga xam ne ñoo nekk syndicat d'enseignants yi jàpp nañu nguur gi naxe mbay dong lay def te tamit ñu ngi ñaawlu ni muy manipuler opinion bi. 69 milliards yooyu noonu dama ci ay ree la may def su ma koy dégg parce que je pense que ni état dafa di loo xamante ni lépp lu muy wax daf ko war a teg ci lu nekk. parce que jël population bi wax joxe benn montant 69 milliards day yomb ko population bi gëm ko. exemple bi gën a gàtt boo jëlee tey un inspecteur ñu yokkal ko 240 000 boo defee retenu yi impôt yeeg yooyu noonu impôt bi ci état lay demaat donc il va se retrouver avec presque 100 000 francs donc état daf lay joxe loxo ndeyjoor jëlewaat ko loxo càmpoñ moo tax nag ñun tamit. dañoo bëgg mu am communication bu franche muy waxanteeg askan bi li nga xamante ni mooy li nekk. ngir nag ñu génn ci jafe-jafe yi ni mu gën a gaawee parents d'élèves ñu ngi woo ñaari parti yëpp ku ci ne am responsabilité. dañu jàpp ne comme waxtaan déjà am na nañu continuer waxtaan mais nañu ubbi aussi école yi xale jàng dañu bàyyi grève bi dès l'instant que volonté waxtaan daal am na. pour ñun jàpp nañu ne. su dee syndicat jàngalekat yi ñoom nee nañ façonné wu ñoo dellu ci classe yi ba indi nañ nag juróom-ñeenteelu plan d'action ñi nga xam ne ñooy waajuru ndongo yi tiitaange bu métti la ñu am. li ñuy laaj yomb na te xam nañ ni état mën na ko li ñuy laaj mooy mu yokk salaire yi ba équité bi am jàngalekat yi gis seen bopp ci payooru Sénégal dañuy wax nag ay da ngeen bëri ñun demandé wuñ pour bëri car macha allah yàlla nañ gën a yokk. c'est la population Sénégal moo soxla jàngalekat yooyu dañoo bëri te jàngalekat yi matuñu tey boo demee am na dëkk yoo xam ne boo fa demee mais da ngay gis benn jàngalekat ñaari classe maanaam li ñu wax ñun correction bi bu ñu ko defoon fas yéene wu ñoo dellu ci classe yi. tiit nañu torop parents d'élèves tiit nañu torop d'ailleurs ci loolu sax ñun def nañu sitting samedi bi passé pour joxe suñu position ñun na xale yi jàng na xale yi jàng na xale yi jàng xale yi aussi loolu mooy seen exigence. di xaarandi beneen daje ci diggante ñaari parti yi ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ñoom fa ñu dëgg nee na duñ fa tegg seen tànk kon ndongo yi dinañ xaarandi lu yàgg laataa ñu dellu si ci biir classe yi. beneen musiba Baba Kumba ngi nii di xewee ca Ndamlo ca Jandeer département bu Thiès nee nañu ay fil électrique moo wër seeni kër di leen jural ay jéeya benn sax xale daal dina ciy faatu keneen mi ngi ci diggante dund ak dee moo tax tey yi ñu génn ci mbedd mi nag di woote wallu nee nañu nañ ci wuti pexe mbaa ñu xool neneen nu ñu koy defee dañ ciy ànd ak Cheikh Anta Diop ca Thiès ak Sey Latir. dëkk bi di Ndamlo nekk ci commune ab Jandeer askan wi yeewoo fii de nee nañ ci njàqare la ñu nekk ndaxte ay fil yu am courant yu ñuy duppee HTA ñoo wërngal dëkk bi te it dañoo jaar ci diggi kër yi loole nag nee nañ dafa jur loraange ndaxte fil yi de am na ku ci ñàkk bakkanam. problème mu courant bi ñu tiim nii xam ne danger la attention bi ñu tiim nii dafa am benn ndogal bu ñu dal sama turandoo papa suru àjjuma mu ñëw ay 10 heures rek yéeg ci kaw rek ndeysaan booba yàlla dogaloon ni dafa war a décédé matul ay kii rek mu courant bi laal ko fi mu taxaw dafa lakk ci suufu dër bi matul sa 2 minutes mu décédé bu loolu weesoo nag ma ne courant bi moom il faut que ma def ay pexe pour mu jóge fi ma jopp leen 1 an ñun ma il faut nga xaar projet am pour ñu mën ko wàcc lu toll ni région Thiès ci Sénégal rek ñu ne ñoom amuñu appareil bi war a tester fil gi pour mu xool ba xam baax na wala baaxul appareil boobu Dakar rek la mën a am ñun ci ban réew la nekk te lii danger la danger boo xam ni kenn xamul ni mu toll bu nu sañoon lépp la ñuy wàcce ku mu laal moom da ngay dem yooma xëyam bu ma fekkoon ci buntu bi kenn waxu ko keneen ku mu fi fekkoon tamit day desati ci tànk-tànk bi ñu amaat beneen néew te du mujj fenn. ñoom sax ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi rawatina nag waa Sénélec ñu ñëw nag dindi fi fil yooyee balaa yeneen i njombe di ci am. ñëpp ñoo bëgg courant bi jógee seen kër ñi ko tiim état bi buñ ci mën leen dimbali taxawuñ pour meneen ñeneen ñi nga xam ne wàcceegul courant ñu fexe courant bi jóge ci dëkk bi fii ba Bayax fii ba Mbora ñu fexe courant bi jaar ci suuf loolu mooy normal bi. ginnaaw Babacar Diallo mi nga xamante ne moom mooy chef réseau département Sénélec bu Thiès bi ñu jokkoo ak moom nag nee na daañu am équipe bu ñëw ci bërëb yi xool li ci nekk te daanu jël ay matukaay ngir nag fexe ba kaaraange am ci Jandeer ak li ko wër.
ñii moom ndox la ñuy wër boobu ba léegi mënuñu koo gis ak seeni gët ña nga dëkkee ca HLM gis ngeen ko noonu ay bidon la ñuy yor di wër ndox te mënuñu koo am ñu ne sax guddi duñu nelaw dañuy fanaane yërlu robinet ya di xool ndax dina ubbeem déet bu weesoo nag ñàkk ndox ma ñu ne qualité ba doxul naka noonu facture cher nañu lool ba jéggi dayoo moo tax ñu ni ñu ngi cee woo nguur gi dañuy dem HLM Alhassane Ba Pape Sangone Mbaye. Pathé Diallo bi mu xëyee ba léegi mu ngi wër ndox yor ay bouteillam am yaakaar ne dina am ci kër mbokkam yi. bon xanaa wuti ndox rek wëri ndox quoi comme d'habitude quoi chaque jour la dañuy dund HLM laa jógee sama kër tante amul damay dem sama kër famille jabar wuti ndox c'est-à-dire que ñun du ñu am ndox ñun ça fait 1 mois amuñu ndox. ñàkkum ndox mi depuis ay bés ngi nii moom la ñuy waxtaanee ci koñ yi Abdou Aziz moom la ñu àndal ci kër yi mu ñuy won HLM nu muy dundee ñàkkum ndox mi metti na robinet yi boo ko ubbee ci waxtu yi doo ci gis benn tokk ndox te balaa ndox ñëw ay xaaju guddi. 3h26 démb la ndox bi yéeg te en plus dafa xonk cur mënoo ko utiliser il faut nga def si eau de javel. HLM au temps moo daan maye ndox HLM moo daan maye ndox nekk quartier bu noble ba Macky daan ñu fayal facture ndox mais léegi HLM moo ñàkk ndox ba comme pas possible. métti na moom wax dëgg fa neex yàlla ay root bi yéegal bi. 7 jours sur 7 instant bii nii heure bi yëpp ndox du am toute la journée bi yëpp ndox du am kenn xamul lii lan la. mënuñu nekk fii rek di root mu ngi di jàppale lool. laaj nañ leen mais du am réponse sans réponse. bu weesoo ñàkkum ndox mi ñoom li ñuy ñaawlu mooy facture yu cher yi. genre ñun ñuy dëkk xam ne ay 3e étage 4e étage donc ñun ñoo gën a sonn sax même si pression bi ñëwee day faible du ñu am ndox donc tu es obligé ngay yeewu 1h du matin yeewaat 3h du matin yeewaat 5h du matin mais rien doo am ndox te facture yi su ñëwee c'est la même chose lépp day cher. mooy loolu daal pare dafa cher en plus. dañuy wax fii ay chaque jour nga dégg ñu naan tàngaay bi dafa jot dafa ñëw donc demande bi dafa forte non loolu c'est impossible. soxna si moom xol bu jeex lay waxee ñi gën a ndaw ñi itam di ko yëg di gis méttit wi nga xamante ni seen wayjur yi ñu ngi koy dund waaye du tee ñoom tamit ñu ngi dund ay jafe-jafe moo waral ñu koy xamle mooy seen ñàkk jàng gi. ak ñàkk jàng bi. ndox moom soxla nañ ko lool waa HLM na leen ci nguur gi dimbale kon dañuy wax leneen suba lay xew maanaam cancer bi nga xamante ni moom mooy faral di dal ndaw ñi xale yi daanaka ñu ni tey jii dem nañu ci centre pédiatrie ba nekk ca hôpital Aristide Le Dantec ña nga xam ne ñoom ñoo yor xam-xam nga nee nañu at bu jot dinañ gis ci ndaw ñi lu toll ci 200 ba ci 200 ak juróom fukki cas cancer bi dal xale yi yu ndaw yi muy lu yéeme moo tax nag docteur yi nee nañu ngalawaay bu parents yi toog di seetaan nañu teel a jóg bu ñu gisee loo xamante ni du naka su dul noonu ci seen i doom dañuy dem hôpital Le Dantec fekki fa ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Diop ak Jafara Ba. hôpital Aristide bu Dantec service pédiatrie file bokk na ci saal yi nga xam ne nag dañu fiy dalal xale yi nga xam ne ñoom ñoo am bile jàngoro. way jur wile amee jafe-jafe boobu ak léegi nga xam ne wax nañ ko ne doomam bile am ci lu tolloog juróomi at dafa amee li nga xam ne moom moo di cancer. bés bu metti rek nekk bés bu metti waaw parce que kuñ ñëw wax la sa doom dafa siburu rek benn genre fièvre bu ndaw rek yow da ngay xaw a am loo yëg sa xol waxuma la nag nga xëy un jour rek ñu ne la dafa amee cancer. loolu day gën a méttiwaat day am beneen poids boo xamante ne moom mooy teguwaat. cancer nekk feebar bu doy waar woo xamante ni at bu yàlla sàkk ci bile service lu toll ci 200 ak juróom fukk ci ay nouveaux cas itam des na ko fi nemmeeku. at bu nekk dinañ lim lu mot 200 ak juróom fukk cancer ci xale yoo xam ne dinañ egsi fii ñu koy fejee waaye ci wetu ga am na ñoo xam ne duñu egsi ndaxte mun na am te diagnostic wuñ leen maanaam gisuñu feebar bi wala mënuñu egsi Dakar ndax amuñu moyen bi wala amuñ fu ñu dal Dakar. ki nga xam ne xam-xamam màcc na jëm ci wàll wi mu ñuy wax ana yan type de cancer moom moo am naka noonu itam yi nga xam ne ñoom ñoo gën a yeb tout tànk yi. waaw bi gën a yeb xale yi fii si fi ñu nekk et même fépp foo dem si àdduna bi mooy cancer bi nekk si deret bi mu ngi tudd leucémie bi si topp mooy bi nekk si rognon bi maanaam rein bi mooy néphroblastome
am na boo xam ne si bët bi la nekk boobu mooy rétinoblastome ak yeneen ñaar xeetu cancer yoo xam ne ñoo nekk si càqaar yi mooy ganglion yi moom la ñu owee lympho voilà donc yooyu ñoo gën a bëri waaye cancer mun na jàpp cër bu nekk. lépp lu ñeel wàllu prise en charge bi nag yenn saa yi day faral di nekk ay jafe-jafe ndax itam garab yi nga xam ne yenn saa yi dañuy faral di manqué. garab yi dañ si jànkonteel problème yu bëri ndaxte yenn saa yi garab bi si boppam du am fii Sénégal limu garab gi ñu soxla dina ëpp 25 donc juróom si 25 rek lañ ñu jox gratuitement. bés yi nga xam ne nag moom lañ jagleel feebaru cancer ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di tuut tànk yi tax na ñi leen nga xam ne seen xam-xam màcc na jëmale ñu sàkku ci waajur yi ñu gën a bàyyi xel ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di tuut tànk yi lu nu mel dina mën a tax ñuy mooy bu baax a baax jàngoro jile nga xam ne day faral di faat. Samba Ndiobène Ka di ministre du développement communautaire moom nag xam ngeen ne moom mooy maire Daara Jolof daal dinañ koy teg kon ci boppu maire ba lu mu wax lu njëkk moom mooy ne amul opposition amul pouvoir dañuy boole seen doole liggéey ngir mën a suqali seen diwaan boobu di Daara Jolof dañuy koy déglu wala boog ñu si déglu reportage yu Mamadou Moustapha Ndiaye. sant yàlla julli ci rasul alayhi salaatu wasalaam waaye nag sant président de la république Macky Sall mi nga xam ne moo ñu tànn ngir ñu jiite liste Benno Bokk Yaakaar fii ci Daara à partir de bésub tey amatul opposition fii ci biiru meeru Daara ñun ñëpp ñoo maase ñun ñëpp ñoo bokk même niveau li am solo tey mooy kenn ku ne ci ñun am na cër ak gëdd boo xam ne war na ko mën a jouer fii ci biir commune bi pour l'intérêt exclusif de Daara Jolof suñuy priorité bokk na ci ñi nga xam ne tey ñoo ngi seen biir kër amuñu ndox seen biir kër amuñu courant seeni njàngi doom melul na mu war a mel moo tax dañ ci profité aussi di leen wax ne jeunesse bi lépp lu ñu mën ci biir ak ci biti dinañ ko def. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui mooy que 5 ans yi su jeexee ñu ne ndokk ñii nii kat yéex nañ leen fi indi parce que na Daara changé na ci xarxanu kanam changé na ci wàllug santé changé na ci wàllug njàngale changé na ci wàllug sport changé na ci wàllug solidarité. fukki fan ak ñeent ci weeru février bu nu ko waxee moom mooy Saint-Valentin ñi nga xamante ni kon dañuy bëggante dañu koy féete waaye mu mel ni ñu bari ci sénégalais yi nee nañu fi jamono toll ci ay jafe-jafe taluñu ko waaye am na ñenn ñoo xamante ne nee nañu faaw le petit geste du manqué am na ñeneen ñoo xam ne itam nee nañu dañuy daal di organiser rek ay dîner ak en famille lu ci mën a am Maimouna Ndiaye daal dinay interroger ñaari génération ñuy teelu reportage am. bu mu nekkee ndaw nekk ca lycée ba Saint-Valentin dafa nekkoon lu ñëpp doon xaar lu sori woon ci ñoom. j'avais le temps waaw xam nga rek affaire petit quartier rek bañ nekkee grand quartier tamit au lycée Lamine Gueye on faisait la même chose. dañuy dem mini marché jënd suñuy cadeau teg jënd suñuy fleur teg bon ñu xool ki nga xamante ni moo ñu gën a choyé dans la classe. on leur donne la carte. tey jii gannaaw lu ëpp fukki at mu dugg ci néegu sëy moom kilifa gi nee na lu bari da koo weesu. mais maintenant étant devenu des pères de famille chaque jour c'est Saint-Valentin maintenant waaw absolument chaque jour c'est Saint-Valentin maintenant. jamono méttiwul woon quoi méttiwul woon comme nii. léegi lan ngeen taw. léegi nii mais s'occuper de la famille. se réveiller le beau matin aller au travail mu ngi noonu loolu kese la. ndaw bi moom nee na Saint-Valentin nii la koy féetee. sama yaay laa jox cadeau bi incha allah bari na ndax sama yaay moom lu ma ko jox rek xeeb naa ko ndax lu ma defal na ma ko si àdduna lu ma ko jox rek xeeb naa ko waaw sama Saint-Valentin moom sama yaay rek. soxna bu melul ni ñëpp. def suñu reer yu baax def suñu rouge noir bu baax. lañ dal waaw togg suñuy ginaar defar ba mu baax jënd suñuy boisson toog ak xale yi foo waxtaan ba mu neex dëgg la wala déet ndax xam nga lu amul jàmm rek neexul feetu ñëpp la amul mag amul xale ñun maire yi sax loolu la dañu war a feetu nit ku nekk foo nekk rek da nga war a feetu dama fàttee sol rouge noir kon ma sol ko ñëw sañ sa toog jaay si.
li ñu mën a jàpp nag mooy Saint-Valentin du ci at yi nga am lépp mu ngi ci xel mi ndax danga koy feete am déet tolluwaay la mu mel nii. muy dëgg bu wér péng l'amour n'a pas d'âge dañuy dem ba tey ci Saint-Valentin bi fële ca Ndar ñoom nag ñu bëri ci ñi nga xamante ni ñi ngi bëggante nee nañu dinañ jënd ay cadeau daal di koy jébbalante waaye ki nga xamante ni moom mooy Ambroise nee na moom bu ko kenn waxati mbiru mbëggante ndax dafa dundu ay déception yu bëree bëri dañ ciy ànd ak Ousseynou Diop. ñu ngi ci mbeddu Ndar yi ñu daje ak kii di Yundu Ñaa moom ma nga sol yére boo xamante ni bu ñuul la ak bu xonq moom nag feetu Saint-Valentin bii ma ngi koy dund. waaw tey moom comme c'est la fête des amoureux fallait que ñu laal tuuti ci rouge noir bi pour jàppale xale yi waaw. beneen bërëb ñu fekk fa ñeneen Ambroise moom bëggul kenn ko wax lu jëm ci wàllu amour moom ci kàddoom dañ ko trahir lu bare. moom histoire yooyu dama ko teg de côté quoi histoire amour yooyu moom vraiment j'étais déçu quoi une fois ça va. Merci beaucoup. Non, j'étais marié, divorcé, tu vois. Donc, et puis. Non, amatuma ci confiance, amatuma ci lu ma yëg non. Dund naa li may dund ci domaine boobu je pense. Léegi je pense que je vais me consacrer à ma propre personne quoi, à ma vie personnelle. bu fekkee du Ambroise Ibrahima Ngom ñoom ñaar ñooy liggéey moom ma ngay waajal kadoom ngir jëmale ko ci soxnaam. Comme ni ngeen gisee yii may liggéey. ci laa fas yéene jox soxna si wan ko sama mbëggeel mi ngi gën a yokk bis bu ne ci moom. ñi ñu dajal ci mbedd mi ba mu des Ambroise ñoom ñëpp ñu ngay décrire li nga xamante ni mooy baatu mbëggeel. yëg bi may yëg bis bu ne rek mooy di joxe li ma am mu may jox moom it li mu am. L'amour c'est une chose exceptionnelle. fukki fan ak ñeent ci weeru février bi nag la ñu war a amal fête bi nga xamante ni moom la ñu jagleel mbëggeel Ndar nag kenn ku ne ak na nga koy amalee. ñuy waxtaanee leneen Guédiawaye FC bi nga xamante ni door na saison bu ama solo daal dinay amaat juróomeelu succès Génération Foot moom nag am na victoire bu mag mu Tëngéej FC ak ASC Jaraaf ñoom ñaar ñëpp nag ñoo yem dañ ci déglu Cheikh Sadibou Diakha. li mu bit yu ñàkk a takku Guédiawaye FC ak Génération Foot yéeg ci classement bi yooyu la ñu gën a nemmeeku ci juróom-ñeenteelu bésu Ligue 1 bi Casa Sport bi jiitu Saly la demoon jongante ji mu jëlee fa tembo bu kenn dugalul digganteem ak Jàmbaar ba tax na Guédiawaye FC profitoo ci tolloo ak moom poñ fukk ak juróom-ñaar ginnaaw bi mu amee ndam ci kanamu Mbour Petite Côte benn bal ci dara. beneen équipe bi amal jéego di Génération Foot bi jëlee ndam ca Louga ñaari bal ci dara la dóor Njàmbur loolu waral mu bokk ci club yi jiitu wuuteeg doomu Louga yi des ci ndajje bi ak juróom benni poñ match bi ñëpp doon xaar doxoon diggante Tëngéej FC ak Jaraaf tewoo la mujjee équipe bu ci nekk am benn bal ñoom ñaar ñëpp topp ci club yi nekk ci kaw US Gorée ñëw sës ci ñoom moom mi bokk ci club yu néew yi am ndam ci bés bi dafa dóor waa Linguère benn bal ci dara Dakar Sacré-Cœur moom jëlee ca Thiès tembo bu kenn dugalul digganteem ak Seneps diggante AS Douane ak AS Pikine itam ndam demul ndam dikkul ku ci nekk am benn bal ci noonu ñetti ndam rek ak juróom-ñetti but kese la ñu nemmeeku ci juróom-ñeenteelu bésu Ligue 1 bi loolu du moyenu benn but képp ci jongante bu ci nekk doon lu néew ci championnat bi gën a kawe ci réew mi yor raaya bu Afrique. xibaar yi kon buur na di leen ñaanal jàmm ci kanam tuuti rek Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew pour le 20h.